Lamine Niang laa tudd bokk FRAPP France Dégage bokk Parti démocratique sénégalais fii ci Tivaouane ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay di leen yëgal ni dafa am lu xew ci dëkk bi dafa am lu xew ci réew mi li xew ci réew mi mooy complot bu état bi état wu Macky Sall régime dictatorial boobu complot jëmale ko ci Ousmane Sonko kenn duñu wax mbirum Adji Sarr la ak Ousmane Sonko loolu ay nax sa ngandang la ay waxi ko xamul dara la mbirum Macky Sall la ak Ousmane Sonko loolu na leer ci bopp sénégalais ñun kenn duñu nelawloo li xew ci dëkk bi mooy wër di nappatu ay citoyens sénégalais di leen xañ seen liberté di leen xañ seen dem ak dikk li xew ci dëkk bi mooy kidnapping d'état état bu jóg au lieu que nga protéger saw askan au lieu que nga aar saw askan nga leen di noggatu di leen dogale di leen jàpp di leen dogale ci yoonu bitig yi di leen dogale bu ñuy yóbbu añ di leen dogale bu ñuy yóbbu reer di yóbbu di tëj ca tegoo ko fenn loolu moo waral ñu daje fii tey mboolem les forces de l'opposition mboolem ñu nekk ci mouvement société civile mboolem bépp doole bu Pastef yor ànd ak FRAPP France Dégage ngir yuuxu pour dénoncer ngir reeteet complot bi nga xamante ni Macky Sall moo ko jël bëgg ko teg ci ndodd Ousmane Sonko ca tegu ko fenn loolu moo waral ñuy jóg àndandoo ngir reeteet ngir jéebaane jàpp bii ñuy wër di ko jàpp di noggatu askanu Sénégal di leen kar di yóbbu di tëj ci loo tegul fenn jàpp nañ fukki doomi Sénégal ak juróom-ñeent yóbbu leen Cap Manuel jàpp nañ juróom-ñetti doomi Sénégal ca Bignona boole ci Fatima Mbeng bu FRAPP France Dégage boole ci Abbas Fall bu Pastef Dakar boole ci Birame Souleye Diop di administrateur Pastef ak soxnaam ci jàpp buñ tegul fenn ndaxte fii mooy Sénégal nag lu kenn mës a gis jàpp doomu aadama yóbbu tëj ba pare di wër loo koy taxal waaw fii la xewe jàpp ay doomu aadama yóbbu tëj ba pare di wër loo koy taxal di wut ay chef d'accusation ñu làmb offense au chef de l'État jàllul ñu làmb diffusion de fausses nouvelles jàllul ñu làmb atteinte à la sûreté de l'État jàllul amuñu benn preuve pour mën a justifier ñetti chef d'accusation yooyu xam nga mooy wala li la ñii dañuy fontu dañoo yàpp nit ñi dañuy saboter en réalité kon léegi ñu ne nañ làmb feneen fu ñuy làmb ñu ne diffusion de fausses nouvelles voilà diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs yan l'image lañ fi diffusé wala ñoom dañoo am lu ñu nëbb wala ñoom dañoo am ay vidéo yu ñu bañ gaa yi gis ko ñun fii Sénégal la de lu fi defu waxu fi li fi xew xam nañ ko gaa yi fii violé xam nañ leen gaa yi képp seen chef de protocole yi xam nañ leen on les reconnaît waaw xàmmee nañ leen bu baax yàlla moo def sutura rek ñuy dawal yërmande ndax suñu yar mayu ñu yenn ñi waaye xam nañ leen ñun fii Sénégal xamante nañ nan la ay nit jógee di dem préfecture pour donc déposer lettre d'information préfet wan ko ni ko dañoo bëgg a marche dañoo bëgg a manifester pour ñu libérer sunu ay ñooñu ñu kar leen jàpp xanaa loolu mooy kidnapping xanaa loolu mooy jaay doole ci lañ boole sunu doomu ndey Lat Saa Xewar ci ñooñu lañ ko boole yóbbaale ko ñu doon yóbbu lettre d'information di jàpp nit ñi di leen noggatu en tout cas li ñu leen mën a xamal mooy
ñun booloo nanu xeex bii du xeexu Ousmane Sonko combat bi du combat wu Ousmane Sonko mbooleem doole bu opposition am mbooleem doole bu société civile am àndandoo nañu boole suñu ay doole doon kenn kese. àndandoo nañu ñun en ce qui nous concerne boole nañ suñu ay doole ngir lànk complot boobu duñ ko nangu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg parce que def na ko essayé na ko ci Karim Wade mu jàll. Les gens n'avaient pas compris. Il faut le dire comme ça. Les gens n'avaient pas compris à l'époque. Malheureusement. mu def ko ci Khalifa Sall mu jàll. Là aussi képp ku ci bokkuloon rek da ngay wax ni bokkuma mooy mbirum waaja rek ni mu ko kii doon nettale bu ñu jàppee baykat bi bu ñuy toroxal baykat yi nga ne man de du ma baykat kon bokkuma ci du ma bokk ci xeex bi ñu pare ci baykat yi dem ci menuisier bi nga ne man de du ma menuisier kon du ma bokk ci bokkuma ci ñu toroxal menuisier yi ñu jóge ci menuisier yi dem toroxal sàmm yi nga ne man de du ma sàmm xamoo ni yow bu paree ci sàmm bi ci yow jàngalekat bi ci yow la jëm parce que stratégie la bu ñuy teg di leen rong kenn par kenn di toroxal di éliminer c'est une stratégie bien mûrie bien réfléchie par Macky Sall et les colonisateurs qui sont derrière lui parce que en réalité au-delà de Ousmane Sonko c'est le projet Sonko qui dérange c'est ce projet-là de souveraineté qui dérange c'est ce projet-là d'indépendance qui dérange. L'Afrique perd 400 milliards d'euros avec les mécanismes du franc CFA. 400 milliards d'euros. L'Afrique perd 400 milliards d'euros avec les mécanismes du franc CFA. La France dinay dugal ci sunu réew yi nii lu toll ci 500 milliards ci ay jumtukaay yu muy defar réewam ñëw jaay ko fii malgré tout loolu yëpp France mooy 17e industrie mooy 15e industrie sur les 17 pays européens ma ne France malgré loolu yëpp muy jël di ñu ko jaay si ñun ci ay produits finis ci boo jëlee fukki réewu Europe yi ak juróom-ñaar ci seen industrie France mooy fukk ak juróomeel ba maanaam ñaari nit la raw ñaari réew la raw kon loolu bu dañee kon mooy jël fu muy toll lu muy jël lii moo tax ñoom ñu nekk ci derrière ces dictateurs là pour que noot gën ñuy noot di continuer mais duñ ko nangu parce que combat bi dañ koy mener ce sera donc il faut que nit ñi xam ko que ce sera un combat pour la démocratie ce sera un combat pour l'état de droit ce sera un combat pour la souveraineté wax naa ko léegi sanitaire souveraineté politique souveraineté monétaire etc. ñun ñoo koy xeex c'est une bataille du peuple du ay affaire tribunal il faut le comprendre comme ça du ay affaire tribunal de non nañ dépasser suñu ay clivage politique nañ dépasser suñu ay position partisane pour que ñu mën a barrer la route à ce dictateur-là à Macky Sall ndax li mu tàmm nag du dara lu dul bu ay échéance électorale jubsee bu ay wote jubsee mu identifier seetlu ñi nekk ci langue politique li xool ñi ko ci war a mën a sonal mu ni leen niip denc accusé la sosal la tëj la ñemewul jàkkaarloog adversaire yi loolu nag bi yoon ça ne passera pas. ñoo ngi interpeller aussi les porteurs de voix kilifa yi fi am baat diggante Tivaouane Touba Mboro Ndank Ndiassane moo xam kilifa aada la moo xam kilifa cosaan la ñoo ngi leen di interpeller pour que kenn ku ne jóg comme ni citoyens yi jóge parce que là c'est l'affaire du peuple sénégalais je vous remercie. National de communication de Taxawu Sénégal
alors danoo ñëwoon fii tey ànd ko ak ñi nga xam ne ñooy waa FRAPP France Dégage ànd ko ak les partis de l'opposition ak les mouvements citoyens du département de Tivaouane te li ñu wóor mooy dañ fi toogal ay nit waaye bari na ay soxna yu nekk seeni kër ak boroom kër yu tàllul lii wala amuñu yittey ji wala jot gi mayu leen ko te lu wóor mooy ñun ak ñoom ñoo bokk lii tey kon ñu représenté bari na tous les sénégalais yi nga xamante ni dëgg ñor na leen bëgguñu kuy noot nit te itam sunu ñaaru joyaux yu nu am li ñuy tuddee démocratie nga xam mooy échelle bi nga xamante ni fa la nit di jaare ci jàmm ba jiite nguur ak bi ñuy tuddee état de droit di sàmm yelleefu doomu aadama yi ba réew mën a dund ci dal dafa mel ni ñaar ñooñu nga xam ni ay sénégalais bërki démb ak bërkaat démb ba tey jii ñoo taxaw brique après brique di ko teg di ko sàmm ba tey mu nekk nii di taaral dëkk bi dafa mel ni dañ ko bëgg a faagaagal tey tàmbali woon nañ ko bu yàgg ci Karim Wade continuer ko ci Khalifa Ababacar Sall tey ñu ngi ci Ousmane Sonko suba ko ciy topp xamuñu waaye li wóor mooy ñooñu ñu lim sax ñu tuuti lañu ci le peuple bi nga xamante ñoom en réalité ñoo subir lii alors ñu bëgg nag mu deñ ndax it complot bu nga xamante ni ku ne xam na ni lii ay loxoy borom barke ñoo ci jàpp ñoo ko orchestré malheureusement mal orchestré ba ñu agsi fii dañu bëgg mu dakk ndax réew mi jàmm leen ci bëgg yittey ñépp mooy bu ñu xëyee liggéey ci jàmm sàkk luñ jox seen njaboot ñëwaat ci jàmm bu ñu màggatee suñuy doom aw ñu rëbbu réew mi foo xamante ne raw na fi ñu ko yóbbu ñun loolu mooy li Sénégal yi bëgg mooy li ñuy séentu ku ne xam ne ni fi réew mi toll ci ñàkk fi réew mi toll ci feebar bii nga xam ne am na secteur bu mu laalul fi réew mi toll ci wàllu defaraat li ñàkk seeni bakkan ci réew mi ci ay ndaw yu waroon a jar réew mi ngir yàlla ak wuti lu nu terale seeni waajur yàlla moom leen ci géej gi ku ne xam ne ni wax dëgg yàlla waroon nañoo tal yeneeni mbir yu dul nekk fi di taxalaate Ousmane Sonko deful dara Ousmane Sonko def loxo c'est un Sénégalais bu doon doxi yitteem fa ko xelam may te loolu loi interdire ko dafa toll ni nag ki xëy di dem ci la war wala nga gont dem ci la war ak koo xam ne mi ngi lay teertu di la xaar di la tëru ay mag dar ko ay kilifa dar ko jox ko tous les moyens digal ko du ngeen bokk yéene du ngeen bokk xalaat moo tax mbir mi bi mu daanoo Sénégal yépp am lu leen metti te it ma am lu may fàttali ndax dañuy dégg très souvent ñi naan yàq gi oto yu jàmbur Auchan nangam dëgg la waaye gis nga les responsabilités sont situées doivent être situées c'est de part et d'autre autant bu ñu ko jiiñee ñi nga xamante ne xëy na nee na ñoo lakk autant war nañ ko ji ñi nga xam ne ñoo jël convocation jox ko koo xam ne ca anam yi bu jaaroon ca anam war jaar convocation du ñëw ci moom duñ ko woolu buñ jaaroon fan waroon a jaare dana wujji te lii yépp du xew kon lu am nous leur tenons pour responsable du keneen ñoom la alors ñun taxaw Sénégal derrière le président Khalifa Ababacar Sall comme nam ko defee keroog ca métti ba ànd ak le camarade Barthélémy Diaz ñoo ngi métti lu di naqarlu li nga xamante ne tey moo dal ci sunu frère le président Ousmane Sonko et nous lui dirons que le combat n'est pas que le sien nous en faisons nôtre ndax itam ci ñun lañ jógee ci keneen lañ dem mën nañu itam dellusiwaat ci ñun beneen bi ci des am na xeexu sénégalais yoo xamante ni ñu ngi koy muur mbalaan muy le 3e mandat il est rampant te wax ji dana ko mëdd dana ko suul ba lépp luñ ci amoon comme ñoom jëfandikukaay wala moyen bu luñ ci yóbbu ñu ngi ci ak à toute vitesse il faut que en même temps nous arrêtions ces choses là c'est le moment ou jamais c'est le moment ou jamais c'est le moment ou jamais que régime bi fi nekk bàyyi di xoqatal ay adversaires politiques le combat politique ne se gagne et ne peut se gagner qu'à travers les urnes et de manière pacifique loolu la ñu donn te loolu lañ bëgg donnal ëllëg suñu njaboot waaye du lu ñaaw lii du lu xeebu lii ñaaw na ci deru Sénégal ndax viol waxuma dara mais muñ demee ci l'islam sax
fa nit war a dëgg tànkam ba tuumaal ko nit daanaka mënul am fa nit mën a dëgg tànkam ba tuumaal nit viol njaalo daanaka mënul am kon il faut que les gens fassent très attention au-delà de la chose politique même au-delà même de la chose politique ci diggante nit ak boroomam ci diggante nit ak conscience morale am arrêtons ñuy tooñ ay doomu jàmbur ci yu ñaawe nii c'est un complot boo xamante ne dañ ko teg te ñépp dem nañ ba am ci firnde yu leer ba ci ñoom ba léegi li ci des mooy dellu gannaaw jéem a seet léegi feneen fu ñu jàpp ndax am na ñoo xam bu naree daanu jafandu sax ci lënd yi ci tabax yi am na ñoo xam bu naree daanu jafandu ci waaye day gën a mettil jël rek il est temps que ces choses-là arrêtent. Nous disons donc ensemble avec les mouvements citoyens du département de Tivaouane, ensemble avec les partis politiques représentés dans le département de Tivaouane, ensemble avec nos camarades du parti PASTEF que Taxawu Sénégal est avec vous et sera au cœur du combat. jërëjëf. mbooloo bi man la Doudou Gueye Ndiaye nekk responsable au niveau du parti démocratique sénégalais au niveau de la commune et au niveau départemental ñu mandaté ñu nag par notre coordonnateur départemental El Hadj Maodo Gueye ak ñi nga xamante ni ñoom la àndal ñëpp ci département bi xam naa li ñu ci wax sax du bari parce que boo xoolee discours yëpp benn la li tax ñu ñëw tey fii moom mooy l'affaire Ousmane Sonko. Moi je pense que ni Sénégalais war nañu def benn jàngat bi mooy bu ñu jógoon démb kon tey du tax du wax parce que moi je pense que ni affaire du tey la ko régime bi nga xamante ne mooy fi ne tey lañ ko commencé. Moi je pense que ni ci Karim Wade lañ ko commencé woon bon bi ñu ko commencé ci Karim Wade Sénégal lu ñu def dañuy teg ñu jóge fa dem ci kan Khalifa Sall. Moi je savais que ni Sonko dina ñëw te il faut ñu xaaraat ñeneen ñoo xamante dina ñëw bu fekkee ñu ñëpp dañoo toog aussi quoi qu'on puisse dire. nañu wax ni wax dëgg yàlla opposition bi ak ñi nga xamante ni ñooy société civile nañ taxaw parce que am na loo xamante ni nii injustice baaxul mais exemple bi may joxe mais le procureur Bassirou Gueye mais liste ñaata personne la defoon du 25 personnes mais 25 personnes yooyu kan lañ ci jàpp mennum Karim Wade kese rek donc ana ñeneen ñi donc xam nga sénégalais bu ñu naxante suñu biir nañ waxante dëgg moi je pense que ni lii ñu war a def moom mooy ñu ñëpp ñu ànd bokk ndey ak baay xeex injustice mais mënuñu nekk ci réew moo xamante ni ku farak Macky Sall du la laal koo xamante ni faroog moom ñu jël la tëj mais pour quelle raison ci ban dëkk lañ ne mais moom en 2007 en 2009 mais bu fekkoon Abdoulaye da ko jàpp kon tey du nekk président mais xoolal le démocrate là ki nga xamante ne mooy notre secrétaire général national maître Abdoulaye Wade xool leen par exemple démocratie bi nga xamante ni moom la amoon di bàyyi nit ñi le 23 juin bi ñuy wax nii mais une autorisation a été faite par l'ex-président de la République donc kon nañu bàyyi nit ñi bu ñu bëggee exprimer wu ñu bàyyi leen ñu exprimer wu bu ñu bëggee wax seen soxla ñu bàyyi leen ñu wax ko mais ci yar ak teggin ak aussi ci yoon Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ c'est un patriote donc man li may wax moom mooy lii ñuy wax nii waxi caaxaan la rek mais Ousmane Sonko xam ngeen ni saa yi du nit ku ko gis sax xam ne du nit loolu donc man daal li may lancer appel mooy muy parti politique yi fi nekk yëpp muy mouvement citoyen yi ñu jóg mooy leen injustice daal muy tey muy suba dañ ko war a xeex te ñu ko war a xeex moom mooy duñ fi nekk nag di lakk duñ fi nekk di taal duñ fi nekk di def mais dañ koy def dans les règles de l'art mooy lan mooy yoon dafay nekk bu ñu bëggee def dara nañu bind dem ci yoon bu ñu jalgatee yoon nag ñu nit ñu jalgati yoon moi je pense que ni loolu la amoon la mu ciy wax. asalaamaaleykum waa département de Tivaouane asalaamaaleykum les mouvements citoyens la société civile les partis de l'opposition man seen frère Assane Diop le coordonnateur départemental de PASTEF maa ci doon sànni tuuti ci ay kàddu yaakaar naa ni kàddu yi du bëri parce que li nu waroon a wax suñu naatangoo yi nga xamante ni ay parti politique lañu jiite ci département de Tivaouane ñoom ñoo ñëw teew tey ngir def lu nu neex mooy jàppale nu ci xeex bi nga xamante ni mooy combat bi ndax ñoom heureusement ba yàlla dimbali na leen ba xam nañu ni combat bi c'est pas le combat de
Pastef wala le combat du président Ousmane Sonko combat bi c'est plus profond que loolu ndax combat la boo xam ni démocratie bi moom la ñu bëgg a nasaxal état de droit moom la ñu bëgg a nasaxal bëgg képp koo xamante ni opposant nga te jàpp nañu ni sénégalais yi teg nañ la bopp ñu fexe ba faagaagal la ba yow dootoo mën a bokk ci ay élection gis nañ ko ci kaawu ni ñu ko waxoon léegi Karim Wade kenn ku ne toog ni nañu bàyyi la justice faire son travail ñu gisaat ko ci cadre Khalifa Sall ñépp toog daldi ni laissons la justice faire son travail mais ñoom ñépp fan lañ mujjee mooy ñu faagaagal leen kon ñun li ñu naan ku ndóobeen rey sa maam boo gisee lu ñuul daw moo ñu dal présentement heureusement ba population yi nga xamante nii ñoo nekk Tivaouane ci département bi à l'unanimité képp koo xamante ni njub ngay xeex di xeex ay valeur taxaw nga tey fii ànd ak ko waa Pastef pour ñu xeex li nga xamante ni mooy injustice bii parce que mbir mi complot la pour mu leer complot la nekkul ay mbiru Adja Sarr ak Ousmane Sonko mbirum Macky Sall ak Ousmane Sonko parce que Adja Sarr kenn gisu ko mu ngi ci formation boo taxawee takk der yi lii ngay wax ak boo demee tribunal lii ngay wax ak ñu ngi koy formé noonu xam nañ loolu kon ñun fii nu taxaw temm mooy pare nañu pour jàmmaarloo ak képp koo xamante nii da nga fay bëgg a jëlee état de droit képp koo xam ne démocratie bi da nga ko fay bëgg a jëlee dinañu taxaw jàmmaarloo ak yow te nag bañ ñu ci dara donc loolu sama naataangoo yi nga xamante nii ñoo fi nekk muy la société civile les partis de l'opposition ak les mouvements citoyens wax nañu lépp donc damay lancer rek benn appel boo xamante ni nii ñun dañoo ne ci département boo xam ne dafa am ay këri diine muy le khalife général des Tidianes bokk ñu jaboote waxoon naa ko ci point de presse bi wax ni ñu ngi koy lancer un appel solennel pour mu taxaw ci situation bii parce que kat réew mi ñun mënuñu fee jóge di dëkk Guinée wala Mali fii lañ mën a dëkk kon bu tàkkee ñun la tàkkal te Macky Sall kat taal réew mi la bëgg parce que yoon wi mu teg su ko bàyyiwul dina taal réew mi te su boobaa il sera le responsable donc di wax ni les 18 communes seen ay coordonnateurs ñu ngi nii ici présent taxaw nañu waxtaan nañu ba tënk nañu sunu ay wax muy aw say ñu teg ko di xaar nag fan la wànneen di mujjee ki bëtam parce que tey jii am na loo xamante ni duñu nangu mukk ñu def ko suñu président le président Ousmane Sonko mooy faagaagal ko duñ ko nangu di wax ni li ñuy wax patriotisme mais bu fekkente ni moom la président Ousmane Sonko di woote mais loolu jarul di jàpp ay nit am na sunu ay frères yoo xamante ni ñu ngi leen jàpp lu mat ay 19 wax nañ ko sànq 8 yoo xamante ni Bignona jàpp nañ leen ñoo xamante ni dañ leen di jàpp ba pare encore di wut lan lañ leen di taqal mooy que ni ñoom xam nañu ni complot bi mënta jàll léegi beneen programme lañ bëgg a teg ngir liquider seen adversaire politique muy le président Ousmane Sonko te loolu dinañ taxaw temm jàmmaarloo ak ñoom ci loolu donc kon damay wax ni Lat Saa Xewar Pastef Taïba Ndiaye la bokk plus précisément Pastef Ndomor ma nga bokk ci la cellule de Ndomor ñu xam ko bu baax muy coordonner la cellule de Ndomor en même temps aussi bokk ci FRAPP donc dañuy wax moom ak ñoom Abbas Fall le coordonnateur du département de Dakar
Birame Souleye l'administrateur général du parti ak soxnaam ñoom ñépp ak les 19 détenus nga xam dañ leen a kidnappé jàpp leen arbitrairement te kenn amul lu leen mën a taqal ak les 8 yi nga xamante ni ñoo nekk Bignona nañ leen bàyyi sans condition. Donc loolu laa amoon ci loo xamante ni bëggoon naa ko ñambaas ci wax ji parce que li matoon a wax lépp les partis de l'opposition ak la société civile ak les mouvements citoyens wax nañ ko. Donc ñu ngi leen di sant bu baax a baax liñ naan dompat ci sot la bokk suñu gisee jafe-jafe am ci réew mi ñépp nangu ni lii tooñ la goo xamante ni ku ci ne da ngaa war a taxaw pour xeex ko ñoom ñu am seen ay initiative ñëw ànd ko ak ñun du ñu am lu dul sant leen bu baax a baax gërëm leen muy Aline Ba